asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñu diwaan juróomi waxtu ca Medina Cheikh bismillah ci xibaar. bokk na ci li ci gën a fës daal nag yemale lim gi nga xam ne nag ñooy nekk ci wàllu nag bus yi ñuy taxaw ñu daal di koy nag aye muy Dakar dem dikki ak wàllu nag aftu yi kay dogal yu yees yi ñu daal di nag indi bàyyi ko ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu wi dinañ ko daal di nag teewlu lépp rek ngir daal di xeex mbas mi dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi lay doon ndorteelu weerub janvier bile sax ministère santé fas yéene lëkkaloog Institut Pasteur bu ko defee test diagnostic rapide yi ñuy daal di nag def ñu gën koo yokk bu ko defee gën rek man ngànk feebar bi jëwriñ ji Abdoulaye Diouf Sarr daal di koy xamle dinañ ci daal di nag dikk ci biir xibaar yi lay doon dina doon ponk wax sa xalaat mbir moomee daal di nag fës ci mim réew ci li aju nag ci wàllu état d'urgence bi ak couvre-feu bi daanaka teewul lépp lu nga xam ne xeetu dajaloo mbooloo la daal dinañ koy rek ay ci place publique yi ministre intérieur indi na ci ay leeral dinañ ci desandi ak manifester yi ñu daal di nag nemmeeku yu bari ci mim réew ni ki démb gannaaw ba ñu nag dooree bés bu njëkk ci wàllu nag couvre-feu bi ñi ci bari jàpp ne daal dogal bi moo daal di nag bett ndaw ñi ak ñu bari ñi nga xam ne guddi gi la ñuy daal di nag liggéey fële ca banlieue bu Ndakaaru ñu ci bari ñu tegandoo loxo gannaaw ba ñu doon rek jéem daal di assiéger police ba fa daal di nag fare dinañ ci daal di nag jukki ci àtte googule ci loolee sax la ñu ne am na yu bari ci xeetu nag barab yi ñuy def mbalit mi te waa UCG daal di ko fay teg wala kuréel yi yëngu ci wàllu setal gi ba tax nag ñu daal di koy nag ñaawlu madani si mi yore seen kàddu àdduna ci Mbuur itam li ni mel lañ fa daal di nag nemmeeku couvre-feu bi daanaka dàqante bi ak sànni grenade lacrymogène ak i xeer daanaka fësoon na diggante way takk der yi ak askan wa fukk ak juróom benn nit sax daanaka yoon daal leen déglu ni ki tey jile doxalin boobu itam mën ngeen ci àddu ci wàllu nag wax sa xalaat ci kanam tuuti jàngat bi aju ci sociologue bi Fatou Sow Sarr la mu daal di nag gis mooy ndaw yi nga xam ne nag seeni maire la ñuy daal di nag fësal ak ñàkk ànd ak dogal boobu jàpp ne nag société bu daal di nag booloo nekk benn la ñu gis ne daal amatul dinañ ko daal di teewlu njàngatam ci biir xibaar yi feebar bi moom boobu jamono mu ngay gën rek di law ak juróomi nit ñu daal di faatu lu war a toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ci ay cas yu ko wàllante yu bees nemmeeku nañ ko ci situation bés bi dinañ ci daal di àddu toftal ci yeneen xibaar tàggat yaram laata ñu ubbi antenne bi Pape Laye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi nes kis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi kon ñu daal di koy nag doore ak matuwaay ñu daal di nag jël ngir daal di yemale limuk nit ñi nga xam ne nag ñooy nekk ci bus Dakar dem dikki ak aftu yi waaye itam clients yi nga xam ne dañuy taxaw ci oto yi ñuy wax nag Njaga Njaay ak car rapide bi yooyu daal di nañ koy rek aaye muy dogal yi nga xam ne nag fësal nañ ko tey jii ngir daal di nag gën a baral xeex gi ci wàllu nag mbas mi ministre bi ñu dénk wàllu infrastructure ak dem beeg dikk bi moo ko daal di xamle Mansour Faye ñu déglu ko Josette Kali. dogal bi muy proclamer l'état d'urgence am na ndogal yoo xam ni jël nañ ko ci wàllum transport bi d'abord mooy dem dikk bi ci biir zone bu mu concerné mooy diggante Dakar ak Thiès ak même à l'échelle nationale su mu waxee noonu mesures yi jël nañ ndogal yooyu à travers benn arrêté boo xam ni maa ko jël arrêté bi nag dañ ci waxtaan ak les acteurs moo ñu amee Dakar dem dikk ñu amee AFTU ak ñeneen parce que dañ ni bu ñu jëlee mesures yooyu bëgguñu mesures yooyu aussi ñi nga xam ne ñooy nekk ci transport bi di fonctionner à perte donc loolu dañ ci tenir en compte loolu moo tax ñu ni ci wàllum oto yi nga xam ne bus yi nga xam ni Dakar dem dikk moom lay utiliser bus yooyu la seeni place téeméer la ak fukk seen place téeméer ak fukk la waaye dañ ni du weesu juróom-ñetti fukk place sur téeméer ak fukk warul weesu juróom-ñetti fukk place mooy bus yooyu nga xam ni moom lay Dakar dem dikk di utiliser bu ñu jëlee kaaru aftu yi ba la seetloo juróom fukki place la toog ak taxaw bu leen boole yëpp juróom fukk la waaye dañuy arrêté bi
daf ne ñeent fukki place dañu autorisé ñeent fukki place yi ba ngeen ko seetloo maanaam day mel na 30 place fanweeri place assise mooy di toog ak fukki place debout moom moo indi ñeent fukki place yi au niveau des cars AFTU. bu fekkee yeneen oto yi la ñoo xam ne ay minicar la wala ay car rapide wala ay njegeñaay amatul place taxaw c'est interdit place yëpp ay place toog la amatul taxaw ci car rapide yi ak ci maanaam njegeñaay yi. dañu aussi boo nekkee ci biir oto yi le port correct du masque maanaam masque yi ni ñu koy solee di foog mu jaadu dafay muur sa bakkan muur sa gémmiñ bu fekkee ci biir oto bi ku ci nekk weesu na chauffeur bi bu fekkee chauffeur dong moo ci nekk wala dawalkat bi dong moo ci nekk mën ngaa bañ a sol masque waaye bu ci keneen dollee ko port masque bi correct c'est obligatoire. ci wàllum gare routière yi dem beeg dikk yi ci gare routière yi donc dañ koy def respecter lu ñuy wax les mesures barrières mooy port correct maanaam masque bi distanciation physique ak aussi maanaam loxo yi ci wàllum hygiène loolu maanaam autorité bu nekk au niveau de gare routière dana ko jëm. transporteurs yi aussi dañu war a nettoyer désinfecter seeni ay oto moo xam ne ci biir oto bi la wala ci biti au moins ñu koy def benn yoon par fan. aussi les personnels yi ñuy liggéeyal mooy seen employé yi dañ leen war a jox ay masques ak aussi ay produits pour nettoyer donc may yëgal ak ni yii dogal yi ñu jël dogal nag ci yoon nañ ko teg ak règlement képp ku ko wàcc yoon dana dal ci kaw. loolu tax na sax ba ndorteelu weeru janvier bi ministère santé fas yéene lëkkaloog Institut Pasteur ne ñu daal test diagnostic rapide yi nga xam ne dina mën a tax ñu gën a xam ñi amee feebar bi dinañ ko gën a nag yokk fexe ba ñëpp mën cee daal di nag jot ministre bi nag Abdoulaye Diouf Sarr daal di jàpp ne ni mel dina mën a rek tax bokk li ci li xeex feebar bi ci li aju nekk ci wàllu état d'urgence bi ak couvre-feu bi def nañ ko ba noppi waaye tak gouvernement bi mu ngi fàtte ne ñu ngi aaye ba léegi lépp loo xam ne xeetu daje la yi ñuy amal ci place publique yi ministre bi ñu denk wàllu biir réew mi ak kaaraange askan wi Antoine Félix Diome moo ko daal di xamle moom mi daal di nag def bilangu soirée bu njëkk ci wàllu couvre-feu bi ñu déglu ko Suzette Kali. am na mesure yoo xamante ni ñun mooy ci suñu wàll lu jëm ci wàllu réunion yi wàllu rassemblement yi wàllu port obligatoire de masque yi loolu suñu wàll la ba tax na. am na ay actes yu ñu ci jël ngir lu mën a fexe ba feebar bi lépp lu koy arrêté ak lépp loo xamante ni day tax du law ñu jël actes yooyu ngir mu servir mu atteindre objectif boobu donc loolu laa bëgg a tontu ci wàllu rassemblement yi ak réunion yi leneen li jëm ci pour ñëwaat ci wàllu bilan bi mu doon première question bi démb dem nañ ci terrain bi am na yenn ci seen nattango yoo xamante ni sax daje nañ ak ñoom ci terrain bi ñuy def seen liggéey ci guddi gi waaye li ñu seetlu te di ko rafetlu mooy bi ñu génnee jaar nañ ci ay koñ ak mbedd yu bari yoo xamante ni amul kenn ku nekk ci biti ñu nekk seen ay biir kër am na nag ay quelques koñ yoo xam ni bi ñu fa demee gisoon nañ ñu génn foofu waaye liggéey bi nga xamante ni force de défense yi ak sécurité waroon nañ ko def nañ ko pour rétablir ordre mais loo xamante ni la du lu ñu gis lu jéggi dayoo wala loo xamante ni am na benn kii bi ñuy wax mais ci li ñu gën a seetlu gën ko gis te looloo yaakaar naa seen meilleur seede yi nga xamante ni moom lañ ci am mooy seen nattango yi nga xamante ni ñu ngi woon ci terrain bi. ci loolu sax manifeste yi wuute yooyu ñu daal di nag nemmeeku ak ay ndaw yi génn ci yenn ci ay quartier ci capitale bi ngeen war a seene nag maire ñu ciy bëri daal di nag jàpp ne rawatina Fass Grand Dakar ne manifeste yooyu daal li ci ëpp mooy nit ñi rek maire wala ak ndaw yi nga xam ne dogal bi bett na leen ndax ci dolli itam ñeneen yi nga xam ne dañuy faral di liggéey guddi gëstu geeg Ismaïla Marcel Koli. li ko tàmbalee Grand Dakar ñaari tali dem ba Fass
fu nekk nemmeeku nañ fa ay pneu yu taal ki ñu dajeel ci Fass jàpp ne ñu ëpp ci ñu daan manifester dëmb ay nit yu amul pexe lañu woon ay nit yu jaaxle lañu woon mu yokk ci ne ak ndaw yi nga xamante ne bi les décisions daf leen bett. ñi nga xam ne dañ doon manifester daal man defe naa ne y a des jeunes y a aussi de grandes personnes yoo xam ne peut-être décision bi daf leen bett et lu la bett moom doo xam ki réaction bi muy am ñëpp bokkuñu ni ñuy réagir man bett na ma mais taxul ma manifester dama naan lu mu métti xëy na lii moo gën ci ñun parce que bakkee na ëpp doole lépp tant qu'il y a vie rek mën nañu rattraper at lu ñu perte mais ci beneen côté dafa am ñoo xam ne seen programme ni mu leen bettee seen programme dafa yàqu wala fa ñu waroon jóge dem am lu ñu waroon yaakaar toppatoo ko affaire bi xañ na leen ko donc dañuy am réaction yu brutale les jeunes bu njëkk bi peut-être après ils avaient compris mais bii bu ñëwee nii sans ñu yëg ko parce que une décision tamit dafa laaj tuuti concertation ñu xaw ko yëgal nii ñu xaw ci préparé wu mën a ut li ñuy ut teg ko balaa heure yi di dàkk. ci wet ga employé UCG bi ñu fekk muy tonni mbalit bi du ñu xamal ne ñu ëpp ci ñi ñu manifester ci gis-gisoom ñi nga xamante ne ay liggéeykat guddi la ñu woon wala ñi nga xamante ne amuñu xëy. xoolee tey ñi nga xam ne ñooy déconné à 100% mooy ñi nga xam dañuy liggéey guddi gi parce que tamit dalee leer na ñëpp arrêté nañ leen liggéeyatuñu ci ak des jeunes yi nga xam ne aussi tamit nanguwuñu def dara. ginnaaw bi ñu nemmeekuwee ay manifestation yu bëri ci Ndakaaru ñuy dëkk ci Grand Dakar Ñaar Tali wala Fass bi ñu leen tàllalee suñu micro pour ñu wax ci manifestation yi kenn ci ñoom bugg ci yey yàbbi. ci la ñuy daal di desandi ba tey ak banlieue bu Ndakaaru ñu daal di fekki Moussa Thiam foofee ñu war a toll ci fukk ci ay ndaw daal nañ leen rek takk loxo ñoom ñi nga xam ne dañoo bëggoon assiégé li ci mel ni police bu Thiaroye ak bu ginnaaw raay foofee nag woy takk der yi leen féetoon gannaaw daanaka daal di fexe repousser leen mu nekkoon mbir moo xam ne taroon na démb ci guddi ca banlieue ba waral tey jii ñu daal di ciy wooteeg atte ñu daal di jàkkaarloog procureur ci leeral ñu dem banlieue fekki El Hadji Moussa Thiam. ay ndaw yu bëri teg nañ leen loxo gannaaw nag bu ñu doon taal pono yu bëri nag démb ci mbedd banlieue yi ndaw yooyu nag gannaaw bu ñu xaaree ni policiers yu bëri nga xam ni dañ leen a yóbbu ci terrain bi ngir ñuy dàq ndaw yi taal pono yi ba pare nag daal di fay taal yi ci la beneen groupe daal di yollee ko ca gannaaw minuit daal di dem ne daal dañuy taali ji fi nga xam ni moo di commissariat bu Thiaroye ak tamit bu ginnaaw raay ñi nga xam ni nag ñoo fa nekkoon di base arrière bi ñoomee nag jëm nañ leen a repousser ak ay grenade lacrymogène xale yi nag di continuer di jol foofee xeer yu bëri si la nag ñeneen ñi nga xam ni dañoo demoon ci terrain bi bañ leen alerté daal di ñëw nag daal leen dimbali ba ñu nag daal di dàq xale yooyu yëpp ca mujjantal ga nag ndaw yooyu yëpp nag ñii di takk der yi jot nañ leen a dàq ba ñu sori li nga xam ni commissariat bi le foofee nag ca ginnaaw raay daanaka daal foofee tamit li fa yàq xaw naa takku tuuti ndaxte oto yi nga xam ni dañ leen a jàppoon def leen suusale nag ci kanamu police ba nag daanaka vitre yëpp jot nañ koo toj. même sax ki nga xam ni moo di commissaire police bi moomee tamit jot nañ ko xaañ benn xeer ci ndigg mi ba jamono ji sax moo ngi suuxaale ak moom foofee nag jot nañ faa jàpp fukki ndaw yi nga xam ni tey nag boo mooy dinañ leen jébbal procureur ni ki mel nag la ñuy def ci foofee tamit ca police Thiaroye fi nga xam ni nag lu toll ni tamit fukki ndaw jot nañ leen teggi loxo El Hadj Moussa Thiam la joti xibaar fii ci banlieue Dakaroise pour rajo Sud FM. Moussa des ak moom ndax foofee nag ci manifester yi lu war a toll ci ay téeméer ci ay bac yi nga xam ne ca la ñuy def wàllu mbalit mi ñi doon manifester daanaka yàqate nañ ko ba tax syndicat national bi ëmb liggéeykatu nettoiement di ñaawlu li ni mel wax ne daal yenn ci jumtuwaay yi ñuy liggéeyee mën nañ ko daal di épargner waaye itam ndaw yi fexe gën a rek xam seeni responsabilité madani si ñu déglu ko ba tey ak El Hadji Moussa Thiam. donc li ñu constaté démb mooy bi couvre-feu bi démarré donc certains jeunes yi nekk ci yenn quartiers yi dañoo génn taal pneu yi tuur mbali mi ci mbedd mi toj bac à ordures yi nga xam ne ni UCG daf ko implanté woon au niveau des grandes artères de la capitale te loolu ñun dañ koy ñaawlu ba ni mu gën a méttee ci ñun dañ koy ñaawlu parce que mbali mi duñ ko lekk duñ ko naan duñ ko dugal ci suñuy poche te foog ñu am ay jumtukaay fi ñu mën a def mbalit mi parce que bu fekkente par exemple ku manifester rek këpp mbalit ku manifester rek taal ay bac mais loolu je pense que benn acte de vandalisme la ay acte d'indiscipline notoire caractérisé yoo xam ne ñun kenn mënu ko qualifier foo ko natt rek weesu na ko tey bi ñu yeewoo da xar kanam bi Dakar montré ak yenn coin Dakar dafa ñaaw ba technicien de surface yi kese nga gis ñoom ñoo nekk sur le terrain ils sont 2600 agents presque 1600 agents permanents ak 1000 et quelques agents volontaires yi nga xam ne ñoo actuellement ñoom ñooy nettoyer ñu ngi dindi gravats yi nekk ci tali bi xeer yi nekk ci tali bi pneu yi ak bac yi nga xam ne ni
toj nañ ko taal nañ ko yàq nañ ko donc man damay interpeller directement le préfet de Dakar damay interpeller directement le gouverneur di interpeller le ministre de l'Intérieur pour que ñun dans l'exercice de notre fonction ñu protéger technicien de surface yi parce que technicien de surface yi sonnoon nañu technicien de surface yi dee nañu technicien de surface yi tàyyi nañu parce que tey ñun ñooy subir chaque fois les dégâts collatéraux ñun ñooy subir les conséquences parce que ñoom ñi ko yàq tey dem nañ seen yoon foofu la ñuy bàyyi mbali mi ay jinne duñ ko jël mais ay nit ñoo koy jël te nit ñooñu aussi c'est des pères de famille c'est des mères de famille on doit les protéger en tout cas ñun ñu ngi ñaawlu li nga xam ne xew na démb toj ay bac à eau jël dëkk bi yëpp a yàqate ko te benn certain moment ñëpp constaté ne woon nañu Dakar amoon na benn xarkanam bu bees muy que dëkk bi setoon na vraiment liggéeykat yi UCG def na liggéey bu mucc ayib en tout cas man maa ngi lancé un appel pour un changement de comportement responsable à tous les niveaux. yëpp bokk ci ponk wax sa xalaat yi guddi gu jëkk sax ci wàllu couvre-feu bi ca Mbour li ni mel lañ ca daal di nemmeeku quartier yu bari wàcc ca mbedd ya ak ndaw yi doon jàmmarloo ak way takk der yi manifester googu nag ak way takk der yooyu ay sànnante xeer nemmeeku nañ ko ca waaye itam grenade lacrymogène muy riposte ci wàllu way takk der yi fukk ak juróom benn nit ñi nga xam ne daal nañ leen rek interpellé yoon nag la mu leen di toppee mooy trouble ordre public wala rek daal di manifester ci liñ ca amul sañ-sañ rawatina ci mbedd yu Mbour Moustapha Sall. juróom fukki nit ak ñett la takk der yi daal di jàpp biig ci guddi fii ci Mbour waa gendarmerie fanweer ak juróom-ñaar ci ay nit la ñu teg loxo téeméer ak juróom-benn fukk ak benn oto yu ñu jàpp juróomi moto yu nga xamante ni ñoom ñëpp daal dañoo rek jalgati li nga xamante ne moom lañ teg di couvre-feu bi police nag ñoom ci seen wàll jàpp nañ fukk ak juróom benn nit yu nga xamante ne dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo jalgati lii di couvre-feu bi bokk tamit ci ay yëng-yëngal yu nga xam ni doon nañ ko am yàq na di yëfi jàmbur ak lu nga xamante ni tamit nguur gi moo ko moom ndaw ñi ñu dajeel ñoom nee ñu dañoo sonn. ñun dañoo sonn Mohamed lañ koy wax man Moussa la heure war naa fekk ba dem job mais ñemewumaa génn fii di dem fi mu toll nii ñii sama gannaaw ni ñu xaaj bi yëpp guddi gi la ñuy liggéey am si ñoo xam guddee waaj dañ koy def ñun ay marchand ambulant la ñu dañuy xëy di daan suñu doole sàcc ñu fenn ñu ñun ñëpp parce que kenn amu ci 20 ans neen waxante dëgg jaaruñu si gaal yi sàcc ñu xëy ñu defuñu dañuy teral suñuy ndey teral suñuy baay bi ñu xëyee suba bërëb yi nga xamante ni fa lañ doon amee yëngu-yëngal yooyu lee ci quartier yu mel ne Coose Gannaaw Raay Santesu onkat ak yeneen i gox ndaw ñi yëngal nañ ko fa bu baax. coronas gëmuñu ko en fait ñun moom gëmuñu ko duñu wax ne amuñu mais gëmuñu ko. nekkuñu ay escalave. dundewuñu cox. waaw ceeb la ñuy dundee. Macky Sall dafa yëpp sénégalais yi. waaw te gars yi askan bi dañoo am lu leen naqari ak lu leen metti. danañ koy kaar du ko nangu du continuer. mënta nekk dañoo sonn. mënta continuer moo tax ñu teel a jug jox leen suñu bakkan ndax ñu ragal loolu. ki nga xamante ne mooy kilifa dëkk bi di préfet moom woote na réunion ngir rek ñu xool nan la ñuy def ci wàllu kaaraange gi ba tere gone yi loolee ñuy def ba mën a wéyal la couvre-feu boobu lee Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. manifester yooyu ñu nemmeeku nag ndaw yi wane seen i nag mer daal di koy nag fësal li ni mel ak seen ñàkk ànd ci dogal boobu li ni mel daal yenn ci rëq-rëq ak ñaan rek nekk benn société bi bokk na ci li ko daal di nag waral sociologue bi di Fatou Sow Sarr mu ngi koy jàngat jàpp ne ñu ci bari itam waajaluñu leen ci bile dogal ba tax jàpp na ne sax njiitu réew mi dafa war a jiital rek acteurs yi yëngu ci wàllu santé ñoom ñu communiquer seen bopp ak askan wi Fatou Sow Sarr ñu teewlu ko Khady Sène. ay xaleel ñoo génn ci mbedd mi wane seen naqar li ñu wax moo di kenn teelu ñu leen ko yëgal ndaxte xëy na ñoom buñ leen ko teeloon yëgal ñu mën jël seen ay matukaay loolu mooy wax ju jëkk ji waaye bu ñuy xoolee ba ci biir li ñuy wax li tubaab di wax c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase li prétexte la rek parce que dafa amoon lu yeneen yu leen doon gën a metti mooy bi Covid bi amee ba tey dafa am ay naqar yoo xam ne dañ ko ëmb xol par exemple ñu yaakaar nañu xaalis bi ñu waxoon dugal nañ ko fa ñoom gisuñu ko fan lañ ko dugal ñoom tamit seen koom-koom dafa wàññeeku pour ñenn ñi ci wax yooyu moo tax ñu jóg mais xale yooyu peut-être aussi dañuy jottali ay waxu mag parce que am na ci ay xale yu ndaw yoo xam ni ñooñu tolluwuñu xëy na tolluwuñu ci liggéey donc xale yu ndaw yi tamit génn nañu du mag ñëpp génn xëy na dañu jottali li ñuy dégg nit ñi di ko wax wala mag ñi di ko wax ak ñeneen ñi di ko wax man li ma ci yaakaar rek moo di tey lii dafa wane rek ni Sénégal dafa féewaloo bi am ci réew mi ak xaajaloo bi am ci réew mi parce que feebar bi tey dafa waroon tax ñun ñëpp tey ñu booloo parce que feebar bi dëgg la ñu ngi jeexal àddina bi ñu ngi rey nit ñi.
ci la ñuy daal di nag dem ci wàllu Covid bi bilan bi kon bu tey diggante démb ak tey juróomi nit daal di ci faatu ñaari téeméer ak ñaar fukk wàllante yu bees nee ñu téeméer ak juróom-benn fukk yi mooy transmission communautaire Kaolack nag am ci pàcc bu yaatu fukk ak ñeent Touba fukk ak Kaolack fukk ak juróom Touba fukk ak ñeent yeneen i barab yi ci mel ni Ndakaaru itam yëf yi laal na leen bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci bilan tey bi kii di directeur de prévention di ko def moom docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ñu déglu ko ci micro Sud FM. ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom test yi ñu def ñaar téeméer ak ñaar fukk ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay communautaire lañ mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk xamuñu fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee Kaolack am na ci fukk ak juróom Touba am ci fukk ak ñeent fukk ak ñaar ci Dakar Plateau ak Kër Massar juróom benn ci Mbour juróom ci Mbao ak Tivaouane ñeent ci Xombol ci Mariste Ouest Foire Parcelles Assainies Saint-Louis ak Yoff ñett ci Castor Guédiawaye Louga Ouakam Sacré-Cœur 3 Sicap Baobab ak Vélingara ñaar ci Almadies Bambey Grand Dakar Hann Bel-Air Kaffrine Kébémer Liberté 5 Matam Mékhé Patte d'Oie Rufisque Sangalkam ak Thiès benn ci Amitié 2 Bentali Bounkiling Cité Biagui Cité Magistrat Derklé Dieuppeul Fass Delorme Gueule Tapée HLM Grand Médine HLM Grand Yoff Kër Ndiaye Lo Liberté 1 Liberté 3 Liberté 6 Mamel Mermoz Pikine Point E Richard Toll Sakal Scat Urbam ak Thiadiaye téeméer ak ñett ci malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak juróom ñoo nekk réanimation juróomi malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alarba juróom benn fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak ñett ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom wér nañ si ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo génn àdduna mu des ñaari junni ak juróom fukk ak ñaar ci loxo docteur yi wala ci lalu hôpital yi. ci la ñuy daal di tàbbi nag ci alerte météo bi ndax ngelaw yu tar yi war a am nag ci nord est bi muy nag bët gànnaar jàpp penku gi gis nañ ne dina daal di dem ba ñeent fukk kilomètre heure waaye itam côté Sénégal bi yëpp lay daal di nag laal àjjuma nag lay door kon bu ñetti waxtu jotee ci diggu bëccëg gi dina dem itam ba altine fukki fan ak benn ci weeru janvier bi beneen nag ngelaw bu tar itam ci secteur nord bi ba tey ñaar ak genn wàll ci mètre dina ko daal di am jàpp ñett ci ay mètre ci waax yi ci àjjuma ji ba tey lay doon ci guddi gi waaye itam côte bu Sénégal yëpp lay daal di laal dina dem nag ba ci samedi gi itam meeru commerçant yi nga xam ne nag ñoo fare ca Mbabas ci commune bu Biscuiterie ne ñu ñaari téeméer ak ñetti cantine boo moytul dinañ ko daal di daaneel ci ab promoteur bi nga xam ne mairie ba moo leen daal di nag jox digal tax commerçant yi daal di ñaawlu li ni mel tey ji amal nañ ci ab ndaje ndax ne la watañu ba Yaoundor ci teewaayu nag wala jàppale FRAPP dañ ciy teelu Adama Diatta bokk ci ñoom ci micro Mame Diarra Da Silva. voilà commerçant Mbabas yi dañoo am problème ak seen maire ak benn promoteur boo xam ne maire bi moo ko indi maire ba promoteur bi moo tabaxoon marché bi à l'intérieur du marché délai de livraison yi 18 mois la mais toog na 5 ans balaa muy livrer cantine yi. finalement moom dafa amoon problème ak gars yi ba mu remboursé leen sax seen ñenn ñi mu jot leen remboursé seen xaalis. il y a la liste de ces personnes là. mais lii problème bi tey jii nii mooy le pourtour du marché
pourtour du marché bi mooy le plus grand problème parce que dafa bëgg a toj pourtour marché bi alors que cantine yooyu noonu ñi ko moom ñoom ñoo ko tabaxal seen bopp defar ko ba mu rafet amul benn problème mais dafa bëgg a récupérer cantines yi 203 cantines la yoo xam ne daf ko bëgg a toj bu ko tojee ba pare mu wàññi dimension cantines yi mais aussi daf leen ko bëgg a jaayaat leen ko alors que ñoom ñoo ko moom loolu moo tax FRAPP ñëw jàppale leen ci lutte bi autorité yëg nañ ko xam nañ li xew maire bi xam na ko y a eu plusieurs correspondances yoo xam ne moom lañ ko adressé le préfet aussi adressé nañ ko ay correspondance commerçant yi duñu du waa FRAPP commerçant yi ñoo leen adressé ñoo ko adressé ay correspondance mais ba léegi defuñu dara ñu ngi seetaan temps yi nag ñoom ñu ngi gis waa ji ñëw di samp ay pic pour ñëw def démolition bi. ci la ñuy daal di tàbbi ci ñeneen ñu amee jafe-jafe fukk ak ñetti ci ay junni bu ñuy am seen i nag bac ba léegi di xaar orientation muy situation ba nga xam ne nee ñu mënatuñu xaar ndax atum 2019 2020 lañ leen waroon orienté tey jii ñu yàkkaarloo ci taskatu xibaar yi ci turu collectif bi leen ëmb Souleymane Diouf mooy coordonnateur collectif bi ñu déglu ko Mame Diarra Da Silva. lu ñu métti rek mooy leen la parce que étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo am bac 2020 bii nii am nañ ci 13009 yoo xam ne ba léegi nii ñu ngi en attente te problème bi nii mën nañu koo comprendre mën nañu ko ñàkk a comprendre parce que dañoo bëri waaye lu ñu wax rek parce que daaw ñi nga xam ñoom ñoo amoon problème amul kenn ku jot seen engagement orienté leen ren ji nag moom mooy le pire parce que le pire moo am ñun mosuñoo gis 13009 bacheliers yoo 13909 bacheliers yoo xam ne dañoo am problème kenn jot leen orienté te délai bi mu nga war a jeex le 10 bi di ñëw moo ñu taxoo ñu convoqué presse bi tey pour maanaam mën leen wax ne maanaam y a un problème qui se pose entre les étudiants et l'État parce que c'est l'État parce que étudiant bi nga xam te voilà dafa ñëw moom mu fort français yow nga ñu orienté ko 10e choix xam na kooku mënta dem te yooyu yëpp problème la encore fu ñu fayee tamit foofu tamit dafa amaat problème des fois da ngay dem te doo am code problème yi nag pour le moment ñu ngi ko doon souligner l'année dernière Sénégal yi ñoom ñoo comprendre waaye na ngeen jàpp ne am na étudiants ñu bëri ñàkk nañ seen jàng c'est parce que maanaam dañoo amoon problème te problème bi yëpp ci biir plateforme fa lay demee ak suñuy fayee parce que plateforme bu ñu orienté yow te xamagoo maanaam gisagoo sa SMS gisoo mode de passe maanaam boo duggee sa code mënoo gis dara 3 jours moo ñu desal parce que le 10 bii mooy dernier délai waaye bu 10 weesoo te amul kenn koo xam jot na orientation ñun dinañ wax lu ñu mën. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi kon sociologue bi di Fatou Sow Sarr di jàngat nag dogal couvre-feu bi ak nag ñàkk ànd ba ca aju ñu teewlu waxtaanam ak Khady Sène. Fatou Sow ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow sociologue nga ni ki démb couvre-feu bi commencé am ay manifestation yu jóg ci presque Ndakaaru yëpp ak ci diwaanu Mbour lan moo war a mën a expliquer li ni mel. waaw loolu mën nañ ci am ñaari gis-gis bi jiitu bi mooy ay xaleel ñoo génn ci mbedd mi wane seen naqar li ñu wax moo di kenn teelu ñu leen ko yëgal ndaxte xëy na ñoom bu ñu leen ko teeloon yëgal ñu mën jël seen ay matukaay loolu mooy wax ju jëkk ji waaye bu ñuy xoolee ba ci biir li ñuy wax li tubaab di wax c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase li prétexte la rek parce que dafa amoon yeneen yu leen doon gën a metti mooy bi Covid bi amee ba tey dafa am ay naqar yoo xam ne dañ ko ëmb xol par exemple ñu yaakaar nañu xaalis bi ñu waxoon dugal nañ ko fa ñoom gisuñu ko fan lañ ko dugal ñoom tamit seen koom-koom dafa wàññeeku pour ñenn ñi ci wax yooyu moo tax ñu jóg mais xale yooyu peut-être aussi dañuy jottali ay waxu mag parce que am na ci ay xale yu ndaw yoo xam ni ñooñu tolluwuñu xëy na tolluwuñu ci liggéey donc xale yu ndaw yi tamit génn nañu du mag ñëpp génn xëy na dañu jottali li ñuy dégg nit ñi di ko wax wala mag ñi di ko wax ak ñeneen ñi di ko wax man li ma ci yaakaar rek moo di tey lii dafa wane rek ni Sénégal dafa féewaloo bi am ci réew mi ak xaajaloo bi am ci réew mi parce que feebar bi tey dafa waroon tax ñun ñëpp tey ñu booloo parce que feebar bi dëgg la mi ngi jeexal àddina bi mi ngi rey nit ñi boo gisee dëkk bu mel ne Brésil tey nërmeelu na ndaxte président wa dafa xëy ni feebar bi amul ba tey léegi li leen dal leen Trump mi tey États-Unis li leen dal moom moo xëyoon ni feebar bi amul feebar bi mi ngi fi loolu moo tax waa kër docteur yi nga xam ne parce que président bu waxee waxulul boppam waa docteur kër docteur ñoo ko wax fi ñu war a aw dama yaakaar ni ñooñu nag ñoo war a génn wax ak sénégalais yi ba ñu xam ni lii du waxu caaxaan ñi ko gën a comprendre moo di ñu mel ne sëriñ si ku mel ne sëñ Babacar moom teel na xam lu mu doon ba mu jël ay mesures yi mu jël ku mel ne sëñ Mountakha tere na léegi nit ñi di sujjóot tere na léegi nee na ziar bi dañ koy wàññi dañ koy dakkal ba sa kanam kon xam nañu lii ñëw du jàmm léegi nag dafa am ñoo xam ni li nga xam ne bu lu mel ni bu amee ñenn ñi dañu jël seen la ñu ëmbaloon yëpp ñu génne ko ci dafay nekk prétexte comme on dit am na ñoo xam ne ànduñu ak Macky Sall kii dañ ciy wax am na ñoo xam dañu am seen propre projet orientation dañ ciy wax mais loolu yëpp dafay wane ni Sénégal mi ngi jëm ci yoon boo xam ne baaxul parce que am na fu nit ñi war a wanante nit ñi bu ñu waree jàmmaarloo dañu war a jàmmaarloo mais lii nga xam ne tey bu jógee si ñëpp lay dal ñëpp a waroon tey booloo ñu xool naka la ñuy def même ci biir kër docteur da nga gis ay médecins yuy génne di wax
ni ñoom ànduñu si ñi nga xam ne moom la autorité de la santé yi def loolu dafa naa ne aussi war nañ ko jéem a seetaat parce que tey ñëpp waa kër docteur yi la ñu war a jox bopp parce que ñoom ñoo xam li xew donte wan nañ ko ñi jàng xam nañ li ñuy wax lu mu doon gis nañ feebar bi ni mu yokkoo ak fi mu nar a jëm narul baax kon bu fekkoon ñooñu xëy na bàyyi na leen bu président waxee tamit dafa mu toog ak ñooñ seen bopp tamit joxe seen ay explication defe naa dana gën a yombal mbir mi parce que ëllëgam si biir tamit bu fi nit ñi di dee comme ay weñ tamit bu ëllëgee nguur gi la ñu wax ni ñoom ñooy responsable kon dañu war ñoom tamit am nañ droit jël seen responsabilité pour situation actuelle bi ñu fexe ba moo bañ a jéggi dayo parce que bu ëppee loxo rek kon bu boobaa je crois que dana lu ñu naqadi ñun ñëpp dina am. madame Sow dugguleet njiitu réew mi daal di def li ni mel di couvre-feu yan pexe lañ war a teg tey jii ngir rek askan wi mën a nangu mesures yi nga xamante ne jël nañ ko ngir jële fi mbas mi. waaw moo tax man la wax pexe yi ñu mën teg mooy wax nit ñi lu dugg ci seen nopp ñi leen jëkk mën wax lu dugg ci seen bopp mooy waa kër docteur yi parce que ñoo war a gën a fës wax mbir mi nu mu demee expliquer ni ñu koy expliquer fi ñu commencé fi ñu jëm première vague bi ni mu mel ak tey ni mu ñëwee parce que dafa ëpp loxo parce que boo gisee ñu ne la ñi feebar bi dal ci benn weer ful nañ ko juróom benn yoon diggante novembre ak décembre nga xool ñiy dee ful nañ ko fukki yoon ak ñett kon nga xam ni loolu lu grave la lu dangereux la mais buñ leen ko waxee dëgg la nag mesure yi ñu jël mënul neex kenn fu mu jaar dana am fu mu méttee moo di ci sa koom-koom waaye njëriñ loo fekkee comme ni ko olof yi di wax da ngay wuti liggéey waaye liggéey boo fekkee ëllëg tamit ñu fexe ba ñi nga xam ne ñi ngi wër di wax yu kàddoo yu juuyoo yi tamit mooy nëxal xelu nit ñi bu ñuy waxee tey ñu ne ñu xëy suba dem waxe ji leneen je crois que démocratie itam waxul ni dañu war a àgg foo xam dañuy sënkër bi askan bi parce que lii affaire dund ak dee la affaire dund ak dee bokkul ay affaire waxu ay économie waxu ay politique waxu yeneen wax yi donc il faut que responsabilité bu ku nekk sa aqulilaay taala nga xool ko seet liñ ci war wax mais tamit nag ki yore jëggal kuy bi moo di président de la république moom moo war dem xoolaat toogenam xoolaat ni mu waxee ak ay ndawam naka la ñuy dem ba jël en charge xale yi la parce que mag ñiy wax tamit ñoom génnuñu si mbedd bu génne di am xale yu ndaw yi ñooy génn ñoom ñooy yàq ñooy def leneen te mën na am sax xale yu ndaw yooyu di génn boo leen xoolee seen at àggul sax fi ñu yaakaar ne ñooñu ñooy liggéey parce que ñëpp lañ ciy boole ëmbaale leen si kon situation tension moo am léegi ci réew mi parce que Covid bi yàgg na koom-koom bi wàññeeku na nit ñi am nañ ay problème frustration yooyu nag moom mooy génn te lii prétexte la rek pour que ku nekk jóg wax li nga xam ne naqaru xol sa ëmb póotu xol bi nga amoon kon mais kenn moo ko mën a saafaral moom rek moom moo ko mën a def dafa war jël ay responsabilités parce que ëllëg lu fi am itam moom la ñuy wax kon tey tamit du méttee war na jël ay responsabilités mais daf ci war a ànd ak du àgg ci xolu nit ñi parce que wax day àgg ci xolu nit ñi du jóg rek taxaw ni lii ak lii nii laa koy defee mais campagne d'explication bi je crois que weesuwul nañ fexe ba waa kër docteur yi ñoom tam génn waxal ak nit ñi lu mën dugg ci seen bopp. Fatou Sarr Sow ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. jotaay wax sa xalaat 88 628 98 98 dinañ ko acc ci matuwaay yu bees yooyu ñu jël ci wàllu transport bi lim ya ñu fas yéene rek wàññi ak doxalin yu yees bi yokk ba ñuy daal di nag yokk itam nombre test yi ngir gën a xeex feebar bi bokk na ci état d'urgence bi couvre-feu bi ak li ñu aaye rassemblement yi waaye itam manifestation colère yi am ci yenn ci ay nag quartier ba ci sax lim yi faral di yokk ci wàllu mbas mi ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man la Chérif. waaw ñu ngi lay nuyu Chérif. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. waaw man li may njëkk a wax moo nekk xale yooyu li ñuy def man d'accorduma ci. d'accorduma ci tey d'accorduma ci ëllëg. mais communication bi dafa brisé wu. énergie bi dafa brisé wu. cause moo ko def cause à effet la. loolu moom mooy problème bi parce que man bëgg naa président Macky Sall muy déglu wax sa xalaat. parce que gis nga réew
faire quelque chose sans moi et contre moi. you know mooy li soxna Fat Sarr wax parce que nit ñi dañu bëgg un président boo xam ne ki bu leen jege boo xam ne ki day communiquer ak ñoom directement ñu koy fil xam nga mais ñi nga xam ne ñooy intermédiaire bi ñoom ñoo jàllalul kàddu président parce que ça c'est pas technique gis nga technique bi nañ ko bàyyi ak médecins yi ñoom ñoo koy jottali peuple bi xoolal du affaire u xaalis bu bare mooy tax genn problème yi nga génn ci leadership la gis nga américain ñu mu ngandee ak ñu mu amee kattan ñun li ñu échoué ci affaire u feebar bi dañu manqué de leadership parce que communication bi war a dox ñun ak président bi demul moo tax tey ñi fi dee moo ëpp ci adduna bi ñu dee te ñun ñoo ëpp alal ci adduna bi you know donc y a un problème président Macky Sall na déglu wax sa xalaat gis nga ñi ànd ak moom di ko faral ils ont le droit parce que nit ku nekk di nga sori ci nit da nga xam ne kii dootoo gis sa ci ayibam mais sénégalais yu ci bëri man bu ñuy wax da ngay xool fan la ñuy waxee da ngay xool lan la ñuy fiil bu fu yaakaar ni rek dañ la bëgg daaneel même buñ la bëggee daaneel am nañ ci droit mais yow xoolal ñi nga xam ne ki ñoom loolu la ñuy souffrir nga jéem a faj loolu pour jël ñi nga xam ne ki ñoom ñoo nekk ci boor boobu président noonu lay def mais li muy def nii. d'accord jërëjëf Chérif ñu xaar keneen ba tey ci jotaay wax sa xalaat bi jël ko biir réew mi bitim réew am na keneen allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. na nga def. ñu ngi fi. Moussa Cissé bi Morola. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Morola. jox la nuyu waa Morola yëpp. ok. di nuyu Chérif boobu. man nag Adama damaa jaaxle. waaw ci. président nit la de. su waxee li am soo waxee ñu ne warut a wax bu noppee ñu ne dafa war a wax président wax na mbas mi fi mu toll nii boo xoolee dëkk yi ñu wër yëpp def nañu couvre-feu ñun ñoo mujjee def arrêté na wax na Dakar wax na Kees parce que mbas mi fa la ëppee yaa xëy kay waxi président jëf lañ ci xam mënut a neex mukk ba président xëy ku nekk mu jox la dépasse déet mënut a nekk 9 heures wallahi na fekk ku nekk këram dafa fekk na nag ndaw si wax na ko léegi kenn ku nekk da ciy profité di wax lu ko neex te li ma gën a métti nag moo di da ngay gis ko contre bu ñu jox ko micro nag mu wax nañ ko defee du nii moom bu doon moom nu koy defee kenn du ci wax solution mukk de ni ko defee du nii na mu ko defee waru ko defee nii nangam du wax solution mukk ban solution moo am mbas maa ngi yokk kilifa diine yi wax nañu taxul nit ñi dégg président waxal taxul nit ñi dégg léegi ban solution moo am jàpp tëj ak dóor boo jàppee tëj ak dóor droit de l'homme yi wax sëriñ si wax nañu sëñ Babacar si yàgg na wax sëñ Mountakha wax na léegi lu ñu bëgg président wax nañu lu warta wax lan lay wax ngay bàyyi nit kon daal am na ku koy wax sa xalaat leen nañ bàyyi nit ñi noonu rek ku feebar ñu suul ku dee ñu suul du solution président du def loolu il faut mu jël ay matuwaayam lu ko ci fekk rek ñu xam fekk na ko ci kon nit ñi nañu góorgóorlu sol masque te moytu feebar bi ku leen sangul sa taar la bëgg en tout cas waa Morola maa ngi leen di wax képp ku nekk Dakar Kees góorgóorlul 9 heures fekk la sa kër loolu daal mooy wax ji waaye yàq di taal tali yi ngay taal sa tali la tali yi ngay taal bu yàqoo sa tali la képp ku leen ci xiir loolu ñu ngi këram di toog buñ ko jàpp bu leen jàppee yéen am problème kon maa ngi ñaan daal waa Morola yi nekk ak salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw ñu daal di kon jël keneen ci ligne bi Bablaye 88 628 98 98 allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi ñu ngi jaay ci kii Diarra moo lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu ngi sant yàlla ci salaatu wa salaam. yàlla yëpp gërëm ndax jox ma mën a xëy ndax. ci am dig nag man du lu ma rafet te du lu ma gërëm. yàlla dafa wax ne bëgguma yàq ñu dafa jëlee mu ne bëgguma mooy def ñaari baat lay bokk. yàlla ni bëgguma yàq te bëgguma koy def. kon nañ mooy tuuti gerte soj bay sa sa jàmm yoo xam ne kenn yoon nekkul. alal ci yàq na alal yu pour rek suñu yem ko. wala li Macky Sall daal lay laaj suñu yem ko la ñun ñu jëndee ko ay oto wala ñu jël defar ko marché wala ñu tabax ci leneen pour réew mi kon nañ mooy loolu bay ñoom état Sénégal. pour fekkee mën nañ ko ba 10 heures muy demaat 10 heures loolu dana nekk loo xam ne lu ñu gënal rek ndax itam am na ñoo xam ne ñii yàlla ñoo wàcc mais problème bu oto bu leen jëpp lañ am ndax oto bu dem du des man mi waxee yow 40 personnes la sama ne sa laa
léegi diggante bi gën a Dakar rek 3 heures de temps laa ko def da nga demoon Dakar dina doon 1h45 laa koy dox kon loolu na ci état bi fayee dañ ko ba utiliser pour gouvernement rek pour loolu doon ba déparé nit ñi doon nañ bay dëgër bopp jël ay masque ko kenn jun rank bañ ko takk après loolu mooy ma tey kii nu mu ñu takk sax police dam na ci yëpp loolu bu tëdd buñ fekk yi ma jaay jël masque sax ko na fay 12 000 francs ci dëggu masque na fay 10 000 buñ ko defee léegi mu jeex jërë ngeen jëf muy jàngatam ñu xaar keneen ci ligne bi ba tey Pape Laye benn auditeur ñu jël ko 88 628 98 98 allo allo salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw. Oustaz Adama Ndiol. waaw. Oustaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu sa technicien Papa Laye di nuyu Birama Ndiaye di ko masawu. Sénégalais yi. Oustaz. waaw. man daal yam biig daal li ma gis biig ci sama télévision daf maa naqari biig nelaw ma. mais Oustaz ñun nekkuñu ci état de droit. ñun nekkuñu ci ab république. bu ay loi ak règlement tënk ay citoyen ñu taxaw ci réew mi jël ay décision ñu war koo sàmmonte ay nit ne ci réew mi di yàq guddi ak bëccëg ay xale génn ci am réew bëgg a tas am réew ndax bañ a tënku ci li nga xam ni moom la loi ak règlement yi wax ci réew mi Oustaz man daal maa ngi woo procureur comme ci jàpp bu mu la bàyyi bu mu la bàyyi mukk ci àdduna ndax taxaw di attaqué ay institution ak ñi koy incarné taali commissariat attaqué ay police ak i gendarmerie mel ni daan kiti kay na procureur lay ñaan bu mu ci libéré kenn bu mu may kenn liberté provisoire nañ leen condamné di encouragé le ministre de l'intérieur ni ko na génne en quantité en nombre suffisant ak quantité de policiers nanu présent dans toutes les rues de Dakar def seen liggéey bu nu may kenn dara bu nu seetaan réew mi nit ñi di ko yàq lii moom lii mooy lan man daal li may ñaan nanu appliquer la loi dans toute sa rigueur que force restera à la loi wasalaam. mu nga ko Pape Laye mu ngi xamal ne sax waxtu yi dab nañu dañ koy ajjandi ba xibaaru guddi gi ñu gën koo yaatal jaajëfal ñu woote jéggalu ci ñi nekkoon ci ligne bi ci kanam tuuti Sud Nutrition lañ ciy toftal buñ ca noppee 18h ak Adja Habsa Iliman Wan jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen